asalaamaaleykum mbokku téléspectateur yu Kéwoulo TV dellu siwaat nañu une fois de plus def li nga xam ne mooy taxaw seetlu li jëmee ci dossier yi nga xam ne moom la ñuy traité fii ci chaîne bi tey am nañu mbégte dalal ki nga xam ne mooy Lamine Ndour sénégalais la bu nekk ca Paris waaye Lamine Ndour moom mooy coordinateur association bi wala boog mouvement bi wala mbootaay bi nga xam ne moom lañ tudd jàpp daan Mbaye Gueye Lamine Ndour nuyu naa la. nuyu naa la sëñ Babacar. waaw Lamine mën nga nu wax seen association bi naka ngeen ko taxawale ak kañ la. waaw mun nañ ko tuddee association mun nañ ko tuddee groupement mun nañ ko tuddee lu ne parce que association bi dañoo ça fait plus de 5-6 mois bi ñu amee problème ak Mbaye Gueye ci lañ ko taxawal waaw man sama sœur la nax ak cousine ak sama ay xarit heureusement bi yàlla defee ñu xamante ñun ñëpp ci lañ ne kon boog nañ leen créer groupe boo xamante ne au moins ñu mun a dénoncer saa waay même bu fekkee ne duñ ko topp ci côté justice parce que xamaguñ woon système bi nu muy demee léegi ci lañ ne nañ créer groupe bi buñ ko créer bu ko defee ñu vilipendiser ko ba nga xamante ne dootu ko mën a def keneen moo tax objectif bu groupe bi du woon sax premièrement pour yóbbu ko justice d'abord c'était pour ñu fexe ba nga xam ne du ko mën a def keneen parce que après biñ commencé di collecter ñëpp ñi nga xamante nax na leen lañ am plus de 45 personnes ci groupe bi après ci lañ créé groupe WhatsApp créé groupe Facebook léegi nag di def ay live di teg ay preuves parce que on a tous les preuves yi nga xamante ne nit ñi am nañ ko ak moom bi ñuy nekk ci problème ak. est-ce que ci 45 personnes yooyu amul ñeneen ñi nga xam ne nee nañ la sax dégg naa tamit dóor na diw mais ñeneen ñi bëgguñu feeñ est-ce que waxuñu leen ñeneen ñoo xam ne nanguñu bëgg a bokk ci groupe bi wala bëgguñu ci feeñ. waaw parce que affaire bi dafa xaw a complexe moo tax en général ñu bëri duñ bëgg di feeñ man jot naa fi ay appels yoo xamante ne plus de centaines d'appels yoo xamante ne ñoo xam ne ci bokkuñ ci groupe bi mais dalee na nax te aussi am na ñeneen ñi nga xamante ne bokk nañ ci groupe bi comme ku mel ne Mbaye Diop ku mel ne aussi Rakki ci di Saliou am na keneen ku tudd Saliou ak Ablaye Diouf moomu nga demoon ñoom it dañuy jot ay appels yoo xamante ne souvent dañ may woo ne ma Lamine ci woo na ma est-ce que duñ ko dugal ci groupe bi mais malheureusement boo ci waxtaanee ak ñoom aussi dañuy xaw a réticent comme que par exemple seen jëkkër yëgu ko wala moment biñ koy def amaguñ jëkkër tout ça bëgguñ dugg ci problème yi. am na ñeneen ñoo xamante ne moom kenn koo xam ne moom daf ma woo bi ma waxtaanee ak moom mu ne ma Lamine man dama ragal Mbaye Gueye parce que Mbaye Gueye ay sëriñam dafa am doole. waaw Lamine dama bëgg a taxaw foofu tamit parce que la plupart de ñi nga xam ne man Babacar Touré waxtaan naa ak ñoom wala ñi ma woo ma saa yoo leen waxee pour ñu def témoignage vidéo ñu wax li nga xam ne moom lañ def de sorte que ñeneen bañ cee daanu daf leen gëmloo ni dafa am sëriñ boo xam ne du leen jig wala dañuy faatu mais lan moo tax comment se fait-il que ngeen toll ci yëg-yëg boobu. waaw parce que en général man mi bi ma ko njëkkee jot ci di Mbaye Gueye bi muy wax ak moom loolu la ma njëkk a menacé affaire sëriñ boo ma xamoon di nga ma bàyyi man kenn du ma laal ma ne ko bu fekkee ne yàlla nga tawali xal parce que yooyu da nga koy wax ki ko gëm mais malheureusement jigéen ñi yàlla dafa def ñoom affaire yi ñu bëri affaire yu dañ ko xaw a gëm waaw looloo taxit tey ñi nga xamante ne da nga leen a interviewé pour ñu wax nanguwuñu wax en général affaire sëriñ la ñuy tiit aussi ak seen i jëkkër yi duñ nangu ñuy wax seen wala seen famille duñ nangu ñu feeñ ci moo tax te aussi am na ñeneen ñoo xamante tamit affaire seen liggéey tax na tamit bëgguñoo feeñ. que am ngeen information ci Mbaye Gueye mii fi mu juddoo ay waajuram est-ce que dem ngeen ba Sénégal fekk fi nga xam ne fa la cosaanoo. waaw am na koo xamante ne ci ñun jigéen boo xamante ne moom ay 19,5 la ko nax kooku moom dem na ba toog ak ay parents dëkk fi ñu dëkk ñax-ñaxal comme ni nga ko waxee woon ci vidéo boobu yaay mu ngi tudd Ndeye Ndiaye
papa mu ngi tudd Mbodja Gueye ñax-ñaxal lañ dëkkoon mais léegi ñu ngi Touba comme que dégg naa borom mbir mi kii di Mbaye Gueye jënd na fa kër. donc kooku bi mu demee tamit waxtaan na ak ay parents mais moom li mu fa jëlee dafa ne ni mu gis-gis bi mu am fekk na fa tamit benn magam dafa ne gis-gis bi mu am mooy que ñoom ñëpp xam nañ ne Mbaye Gueye dóorkatu marto la xam nañ ne ko bon la mais mënuñ ci dara parce que je crois que moom moo leen di defal lépp. donc pour moom sax femme bi dafa ne ma man su ma gisee dama ne yaay ji complice la te aussi man vérifié naa ne yaay ji complice la parce que am na ku nekk Sénégal ku ma ne oowal ma numéro bi parce que am nañ numéro yaay ji bi mu ko oowee yaay ji daf bi mu xamee ne waa ji daf ko woo pour kaaw Mbaye Gueye daf koo saaga ndey te en tant que mag mu am ay 60 et quelque temps année di dem di saaga nit ñi ndey ça veut dire que ñàkkoo ci dëgg. waaw leneen li ma bëgg a xam Mbaye Gueye lan la siq ak ñi nga xam ne ñëpp yoreel na leen xaalis lan mooy modus operandi bi lan mooy stratégie bi muy utiliser. waaw Mbaye Gueye parce que man souvent dama naan est-ce que wér na parce que après boo xoolaatee da nga naan non kii wér na dara jotu ko parce que stratégie bu garaaw lay tëral ni nga koy gisee noonu mënut a bind tubaab mënut a bind français mais wolofal lay bind sax buy bind. bu lay saaga sax souvent man bu may saaga ci sama WhatsApp sax wolofal la koy bind. donc moom li muy def mooy bu duggee ci réseaux sociaux yi dafay ubbi ay comptes yu bari soit day tudd Serigne Saliou soit bu xamee ne yow murid nga Serigne Saliou lay tudd wala mu def taalibe sëñ Saliou wala mu def sëñ Babacar bu fekkee ne xam ne ne Tidiane nga am na ñoo xam ne ñu bari nag da leen di xool ci seen profil di dugg ci internet bi suba ba ngoon. waaju dëkk ak moom ko nee na ma suba ba ngoon ci ordinateur bi lay nekk te day xool profil yi bu xoolee profil yi xool li ngay publier ci loolu la lay naxee parce que bu xoolee ne yow da ngay publier affaire u Serigne Babacar mu dugg ak yow foofu waxtaan ak yow ba def la mbokk surtout tamit day profité ci ñi nga xamante ne ñoo bokk sant léegi nag bu day dem ba nga xam ne da lay def xarit bu la defee xarit comme li may wax ne dafa intelligent ci côté boobu. du la def coup bi tout de suite mais après bu xoolee ne yow jaaykat nga tout ça ci lay commencer di wax ne man de damay jaay est-ce que bëggoo liggéey ma dimbale la xam nga rek comme ñun ñëpp Sénégal yi niñ mel ay mbokk lañ te dañoo yaatu ñoom it dañ koy gëm am na ñoo xam ne Espagne lañ nekk am na ñoo xam ne États-Unis lañ nekk fu nekk ci àdduna bi nit ñaa ngi may woo pour ñuy woo pour di ñu expliquer seen problème ak Mbaye Gueye léegi stratégie boobu lay tëral. léegi comme ni la ko femme boobu waxee woon benn jour dégg naa ma koy wax gis nga bu la wooyee fekk sax ngay julli danaan la bàyyil julli gi dem julli bàyyil wax ji dem julli ba pare c'est-à-dire yàlla may na ko te aussi suy waxtaan ak yow ba ci waxtu julli jot day arrêté lépp lu mu def mu ne nañ waaw day arrêté ne la nañ dem julli ji ne la nañ dem julli ji ne nañ dem julli demal julli ba pare parce que julli mooy lépp di jàng ay xasaay di bokk ci ay daayira Lamine bëgg naa xam moom ay marchandises la lay proposé la lay yónnee Sénégal mais est-ce que bokk na ci ay stratégie am bu wax nit ñi dinaa leen indil seen mbokk ci Europe est-ce que loolu bokk na ci ay mbiram. waaw ay c'est-à-dire que gis nga man daal sëñ Mbaye Gueye boobu daf maa jaaxal parce que dafay dem gis nga xam nga nan lay def bu ne la léegi damay jaay ay tissus jasneer yooyu nga xam ne dafa cher. day dem léegi photo jasneer yi tout ça envoyé la ko bu la ko envoyé ba pare nag léegi ne la danga may envoyé xaalis bi jox la benn poste pay yooyu ñuy utiliser en Italie pour transférer xaalis ak yooyu léegi boo ko ci dugalee ba pare comme nag dafa muus day bind benn lettre recommandée xam nga la poste boo dugalee comme ni nga ko xamee en Europe am na numéro de suivi léegi bu demee poste bind benn lettre recommandée joxe ko poste def ak accusé de réception ak yooyu léegi day am numéro suivi léegi mu jox la numéro suivi bi nag ne la duggal ci internet bi nga tracking ko mooy tracking number yooyu léegi nag ci lay dugg ci ngay boo duggee xool ne sama colis kat mu ngi ñëw kii kat wax na dëgg xam nga loolu nag day fekk ne confiance bi dugg na ba pare am na ñenn ñoo xam ne sax doxaan na leen ci mais nanguwuñ tout ça. li ngay wax c'est extraordinaire puisque Pape Faye bokk na ci ay stratégie am Pape Faye mooy beneen escroc bi nga xam ne moo nekk ci Paris am na jigéen ñoo xam ne ay mariés la ñu kooku contrairement à Mbaye Gueye Pape Faye il se déplacer physiquement soit mu tàkk la soit mu am neneen nu mu seq ak yow wala présenter la ay góor
de sorte que wala mu laaj la ay film wala ay photo yoo xam ne yaa ko yénal sa bopp de sorte que suba mu am fi mu la téye mais Mbaye Gueye moom takkul demul bougé wul moom mu ngi Italie depuis kañ la ñëw Italie sax non moonte Mbaye Gueye comme ni ma la ko waxee muus na te am na fit goo xamante ni fitu dof la parce que am na suñ benn waay ki ñuy wax Ablaye Diouf gis nga bi mu koy nax Ablaye Diouf def ne ko dan laa lay envoyé xaalis bi mu ne ko dugal ko ci poste pay bi Ablaye Diouf ne ko non man dama bëggoon ñu gisee parce que Ablaye Diouf moom it bëggoon na teg ko fu wóor mais pour xamal ne Ablaye Diouf moom ku am fit la ku li muy wax dëgg la mu ne ko waaw nañ tase suba ca gaar tel gaar jox ko gaar bi tout ça ne ko nag suba à telle heure na la fa fekk léegi Ablaye Diouf moom it day am confiance di kii kat ñeme na li muy def léegi Ablaye Diouf comme moom it day liggéey amul jot ci la ne ko waaw kon après ci lendemain ba la ne ko waaw d'accord dinaa la ko envoyé par poste moom ci la ko envoyé xaalis bu mu jëndee ay seen affaire yooyu yi nga xam ne seen jabaram moom la doon jaay léegi nag envoyé waale ko même xaalisu tabaski parce que dafa ne dafay envoyé tamit xaalis au Sénégal moom ay visa envoyé xaalis ay oto lépp am naa fi ay même démb rek envoyé nañ ma koo xam ne ku bees la ay pneu la ko nax conteneur dem ay photo ay xoolal jox ko ay reçu d'envoi conteneur yoo xamante ne day dem gis benn gaañ boo xamante ne dafa am ay conteneur mais fexe ba am reçu yooyu da la koy envoyé nag yow da ngay gis ne lii yëpp c'est la vérité. daal boo demee fi ñuy retiré kii colis yi da ngay dem ne da ngay wër ba sonn doo gis dara wala boo demee kooku ne la kii moomu ko de kii turam nekku ci léegi nga perte sa xaalis. Lamine bëgg naa comprendre ñi nga xam ne jël na seen xaalis métti na dëgg la mais beneen stratégie bi nga xam ne moom la Lamine di def c'est-à-dire day jël seen citoyen sénégalais boo xam ne mu ngi Sénégal yoonam nekku ci dara mu présenté ko nit ñi comme kooku moo nekk intermédiaire. très bien. foofu ci Sénégal booboo ci gën a bu defee nit yi jël seen xaalis jox ko nit kooku mooy collecté xaalis bi yónnee ko Lamine suba bu procédure judiciaire déclenché wu nit ki nekk Sénégal moom la ñuy jàpp dugal ko ci kaso bi ñaata nit nga xam ñoo xam ne ñu nekk ci mouvement bi wala ñi nga xam ñoo xam ne ñu ngi ci position boobu tey. waaw am na ñaar ñoo xam ne sincèrement ay jigéen lañ te en général ñi muy nax ñëpp ay jigéen lañ ñoo ma ci gën a métti mooy ñaar ñi nga xam ne moom nga wax léegi moo nekk Sénégal gis nga ñaar ñooñu boo déggee seen histoire man tëdd naa ay fan nelaw ma dama mujjoon waroon recommencer liggéey sax biñ déconfiné mais dama ne non naa continuer xeex bi ba ci kanam jël naa yenn 15 jours yoo xamante ne ak man ak ñi ko bokk ñëpp nag groupe bi ñun ñëpp la ci lañ continuer di publier di def ay démarches surtout côté tamit judiciaire tout ça sama benn xarit avocat bu nekk Italie sax moo yor dossier bi incha allah rabbi peut-être un jour dinañ am possibilité ñu def ak moom benn émission bon ñaar ñooñu daf leen a nax boo xam ne dafa ma métti mooy nax boo xamante ne ñoom dañoo nekk Sénégal kenn ki moom ni mu ko naxee mooy affaire mbokk parce que Guèye la sant mu sant Guèye keneen ki moom it naxee na ko ci beneen côté ci boîte bu rëy lay liggéey diine bi waaw kay ci affaire diine bi ak yooyu parce que day muuru waa ndaw su yiw la baax trop ñoom ñëpp daal après ci côté boobu la leen naxee léegi nag le problème mooy que ñooñu yàlla xam ne ne da leen di wax ne dinaa la boole kenn mu ñëw jox la xaalis nga defal leen décharge xam nga boo demee ba am ci moom confiance kenn ki moom def ne ko dina envoyé ay oto yu ñuy jaay fii comme ni nga ko expliqué woon ci vidéo bële léegi bu ko defee yow sama clients yi dañuy ñëw nga defal leen décharge bu ko defee man ma envoyé la oto bi nga distribuer leen oto yi noonu la leen naxee léegi ñooñu nag seen clients yi ñoom clients yi mu leen di boole ñooñu sax demuy uti clients yi de mais moom ci boppam mooy ut clients yi parce que da lay proposer d'abord ne la utal ma ay clients boo ne mënuma ko mu ne la waa garaawul après nag moom ci boppam mooy ut ay clients boppam ba pare nag envoyé la yow yaay def décharge bi ñooñu côté boobu peut-être mun nañu wax un peu de naïveté mais bon comme boo amee nit confiance ci nit rek day xaw a yéeme mais daal ñaar ñooñu moom sincèrement bokk na li nga xam ne moo tax ñu gën a actionné xeex bi. ki ci gën a métti léegi dëgg la ñoom ñaar ñëpp seen cas métti na kenn ki 19,5 millions loola war a fay. ba tey moom jëkkëram ñu ngi taaba ba tey léegi ñu ngi liggéey di ko fay waaye. kenn ki pour 8 millions tëj nañ ko ci kaso. ñeenti weer demoon sax bay ñàkk liggéeyam gannaaw bi mu ñàkkee li nga xam ne. très bien bàyyi ay doom. waaw
Lamine Ndour gis naa tamit maa ngi waxtaan fan yi yëpp ak kenn benn soxna. Mbaye Gueye daf ko defloo opération bu mel noonu ay jasner ak la ku jigéen ki nee na ma Babacar man collecté naa ba lu mat 1,8 million mais bi mu ma tegee pression dama yónni ma bagage yi ma ne ko du ma la yónnee xaalis bi tant que gisuma bagage yi moom benn xale bu góor par hasard bu ñëwoon kër soxna soosu bi mu ko déggee muy wax loolu mu ne ko soxna si waroo dugg ci lu mel nii mu ne noonu la téye mu delloo ñi nga xam ne ñoo ko jox seen xaalis mu delloo leen seen xaalis mais am na kenn benn jigéen boo xam ne Mbaye Gueye comme ni nga ko waxee moo xamante ku jigéen kooku yebal ko mu dem xamante ku jigéen ki ne ko jigéen ki mooy sama représentant ku jigéen ki bañ na récupérer xaalis bi mais Mbaye Gueye femme boobu ci boppam jël na 500,000 am yónni ko Mbaye Gueye femme boobu it yónnee na ma reçu est-ce que bëri na exemple nit yoo xam ne mucc nañu si moom. waaw bëri na exemple yu mel noonu bëri na exemple yoo xam ne mucc nañ ci ñoom mucc nañ ci moom à travers tamit ñun à travers li ñuy publier en travers live yi ñuy def parce que waaye dernièrement rek am na ku ñu envoyé ku ñu contacter envoyé ñu benn discussion bu mu def ak Mbaye Gueye ci Telegram parce que comme xam ne Facebook sonal nañ ko ci mu dem ubbi compte Telegram wan ñu ne ñu daf ko bëggoon a nax mais heureusement suñ vidéo yi la gis à travers l'internet à travers réseaux sociaux yi ci la xamee ne kii kat mooy Mbaye Gueye kon kii du ma nax te ñun loolu mooy suñu objectif principal te man lan mooy sama problème mooy ça fait plus de 10 ans 12 ans 15 ans muy def lii te kenn mënulu ko dara en général jigéen ñi dañ naan bàyyi naa ko ak yàlla parce que duñ ko mën a topp ñeneen ñi aussi je sais pas duñ dem ak moom ji justice fu mu waree ba mu sës kenn dong moo ci dem ak moom justice instant bi ñu ngi ci seen 4e procès bu mooy ko ñu wax Mbaye Diop waaw Londres sax day jógee Londres sax Londres la dëkkoon mais day jógee Londres sax di dem ci audience yi tout ça ba léegi ñu ngi ci seen 4e audience. audience yi fi ñu koy defee Italie wala. waaw Italie lañ ko defee Piombino parce que waa ji mu ngi dëkk Piombino su yàgg na foofu ñëpp xam nañ ko loolu lay wax souvent mu ne waa Piombino ñoom it normalement waroon nañoo def action boo xamante ne dinañ ko wax dëgg yàlla dinañ ko arrêté parce que ñoom dégg naa sax même xam nga foofu dafa site touristique la kon été bi dañ fay liggéey mais été bu jotee xam nga suñ mbokk Modou yi dañuy dem ci géej gi di jaay buñ jaayee ba pare seen bagage yi duñ ko yóbbu seen kër yi mais dañuy ut fuñ ko làq parce que dañuy bañ police jàpp ko police jàpp leen parce que en général bagage false lay doon da koy jël da lay bàyyi ba ñëpp denc seen bagage yi mu xaar ba guddi dem ut otoom chargé bagage yëpp dem jaayi ko mus nañ koo jàpp dégg naa tëj ko dóor ko ba muy bëgg a dee mais teewul mu bàyyi man daal dama yaakaar ne wérul mais muus na tamit dof ba muus la. mais lan foofu la ñuy tënk wax ji yow ñaata la yoroon est-ce que yow sa bopp victime Mbaye Gueye nga. waaw non man moom comme ni ma la ko waxee dès le début du ma victime directement indirectement lay victime parce que sama sœur la ko def ak sama cousine biñ ma wooyee di jooy mu métti ma lool ci laa ne xaaral ma woo ko bi ma ko wooyee nag. ñaata la jël si ñoom moom kenn ki 8,000 euros la ko nax dem na ci ay millions ñaari millions teg keneen ki mu ngi ko nax ay plus de 5,000 euros te kim nax. sama sœur bi nga xam ne def ko ndax daanaka lim def jigéen ñooñu nekk Sénégal la ko def da koy yónnee photo yi ne ko publier ko boo ko publier bu gaa yi bëggee man ma envoyé la ci la nag ay xaritam yi ñuy wax ñoom rakk ñoo ñëpp bokk ci envoyé ko ak xaalis ak ñeneen yu bëri envoyé ko xaalis mu jël xaalis boobu envoyé ko nag Mbaye Gueye boobu la gëj a dégg Mbaye Gueye di ko saaga ndey ak yooyu yëpp. mais bëggoon naa ñëw tuuti rek bala ñooy pare Mbaye. ci kaaw Ablaye Diouf bi mu demee fekki ko fële Piombino mooy bu mujj bi nga dégg nii. da ko fekk ji Piombino parce que dafa jóge foofu ànd ak benn xaritam dawlu mot 350 kilomètres. biñ ko fekkee foofu léegi nag ci la ne ko kii du Mbaye parce que dafa demoon pacifiquement pour laaj ko xaalisam léegi ci la Mbaye gis ko xamee nañu ñun ñëpp xam nañ parce que day seetaan suñu vidéo yeeg suñu kii yëpp yi ñuy def léegi ci la ko puus. Ablaye Diouf daanu léegi nag mu dëg daw bi mu dawee ci la ko Ablaye Diouf jàpp kott ko ne ko du ma la bàyyi fekk police ñëwul ci la police ñëwee nag bi police ñëwee
comme ni nga ko xamee rek police bu ñëwee il faut que mu laajte nan la demee te tubaab bi comme ni ñu gis rek lañ mën a wane waa ji kott na ko ñu koy filmer pour ñun loolu moo doon tamit suñu objectif pour mun ko lancer ci réseaux sociaux yi pour nit ñi xam ko pour nit ñi xam ne kii nit ku bon la nit ku bon la. léegi ci la ko police ci leen police jël seen kayit bi mu jëlee seen kayit tamit c'est normal que mu xool yéen mu alpha li ñu naan alpha comme ni nga ko xamee. mu dugal seen ko alpha xool ndax nit ñi ñu baax lañ wala ñu bon lañ bi ñu xoolee gis nañ ñun ñu set wecc lañ mu jox leen seen i kayit joxaat leen seen lépp ñu retourné mais kii di Mbaye Gueye moom dañ ko mujj yóbbu hôpital parce que xam nga comme en général bu demee nii police dañ lay yóbbu hôpital ci la ko gars yi yóbbu hôpital bi ñu ko yóbbee hôpital bi policiers yi ko yóbbee hôpital ba génn ba def seen décharge ba génn ci la génn moom it fexe ba génn daw parce que moom ñaanul yàlla ne mu ngi dem di porter plainte parce que plus de ay 50 plaintes mu ngi ci ginnaawam. est-ce que Italie am na ay procédures yi nga xam ne am na contre moom foofu ci Italie. waaw bien sûr moom laa lay wax ni nee naa la Italie am na sama benn xarit boo xam ne avocat la au niveau de l'Italie moo ñu yoreel sunu dossier bi yëpp lépp a ngi ci yoon lépp a ngi dem ci yoon incha allahu rabbi yàlla dinañu ci may ndam parce que am nañ ci lu leer. ne justice italien ñu ngi liggéey seen liggéey parce que kaan bi nga xamante ne ñun yaakaaroon nañ ni victime la ci moom sax mus nañ koo jàpp kon ba xamal ko ne ko yow am na plainte yu nekk ci sa tur léegi nag kon ça veut dire que justice italien bàyyiwuñ dara léegi incha allahu rabbi dina leer incha allahu rabbi. Lamine ñu ngi lay gërëm di la ñaanal yàlla mu may leen ngeen am ndam bi nga xam ne ndam bu sedd guy comme ni ñu koy waxee. di moytundikuloo encore di wax sénégalais yi nañu moytu ñuy raas ak ñuy gàmmu ñooy ànd bu ñuy dem mais fu ñu jëm bokkul te bokkuñu objectif yi. gërëm tamit aussi Babacar ci émission yi ngay def parce que am na solo day tax tamit nit ñi yeewu ci àdduna parce que àdduna bi fi mu toll nii sincèrement lëndëm goo xamante ne il faut que réseaux sociaux yi ñu nit ñooñu mën a may possibilité pour ñu divulguer li nga xamante ne mooy bon yi nit ñi di def. te aussi di def bon boo xam ne da nga koy jëmale ci sa mbokku Sénégal lu bon la sincèrement ñu ngi ñaan tamit gouvernement Sénégal ñu dimbale ñu parce que genre Mbaye Gueye gi day yàq suñu der day def lu bon rek lay def fii mu nekk ci Europe donc suñu mënee jàppale bind nañ lettre au niveau ministère de la justice ak des affaires étrangères tout ça ak lii di ambassade bi tout pour ñu jàppale ñu ci mais ba léegi daal amaguñ ci retour te aussi di la xamal ne Ablaye Diouf ak xaritam boobu di Cheikhouna ñoom amuñ benn problème parce que Mbaye Gueye osé wul sax dem naan mu ngi porter plainte. jërëjëf ñu ngi leen di jox ndaje beneen yoon incha allah. merci beaucoup sama sëñ maa ngi lay ziar bu wér.